yàlla musal ci bët ak laam tonton Libaas yal na la yàlla may gudd fan man de loolu rek laa leen ñaan ndaxte zone bi rëy na trop gis nañ lu ne mais man de de ma part personnelle mësuma gis jëmm ju mel ni tonton Libaas billaahi wallaahi tallaahi ndaxte génn naa dem naa ci biti dugg naa Ndar dugg naa Ndakaaru dem naa Gabon dem naa France dem États-Unis billaahi mësuma gis jëmm ju mel nii man bu ma jógee yor samay seex ñu nekk ay xale yu ndaw ma jóg taxaw ci dëkk bi lenn lu mu mën ci doon sa jëmm ji moo tax damay toog ci biti ba 1h du matin ba 2h du matin te wallaahi diggante fii ak gorom gee boo ma yeewoon guddi nga ne ma demal taxaw foofu ba bës barke salaatul faatiha dinaa la ko defal ndaxte man jeune laa li ma xam mooy takk sama ndigg am xam mën nga sa seede ndaxte xale bu ndaw laa woon sa kanam nga gisoo lenn man lu nekk def naa ko takk sama sër bi di liggéey bëgg nag jeune su asalem bëgg gorom am sa oto am sa gardien toog sa biir kër gérer say doom gérer say soxna ku ñëw ñu ne la attention chien méchant mais déedéet tonton Libaas booy defar sa soxna yi seede nañ ne ku ñëw sa kër diis la soxla yow yaay social ñii duñ ci yëg dara ndaxte buy joxee ci oto bi dégg naa benn wax ñu ne mouchoir à jeter la yor day jël la muy lay jox lëmas ko ci mouchoir mu yoon la ko mention spéciale ak tonton Libaas ndaxte tey jii yaakaar naa ne li ñuy wax chaque jour joxe yokk te wallaahi di nga yokk xale yaa ngi ñaan mag ñaa ngi ñaan jigéen ñaa ngi ñaan yal na la yàlla may gudd fan tonton Libaas man Njaay li may wax ci sama xol laa koy tibbee ndaxte yaakaar naa ne jeunesse bi boo leen defalee defal nga ñëpp boo leen jàppalee nga ñëpp naan tonton Libaas mi mooy docteur ci biir famille ñii mu pikir ñii mu jox doom ñii mu enterré yaay docteur ci biir famille waaw foo nga wax ko ndaxte waa Bambilor yuuxu nañ waa Sangalkam yuuxu nañ waa lii waa Noflaay yuuxu nañ ñëpp yuuxu nañ ñun nag il faut ñu ñun de jooyatuñu dara li may wax chaque jour rek képp ku dëkk gorom gii nga dem wuti leneen ci feneen yow la neex di ñaanal monsieur le maire den Diop yal na ko yàlla joxaat siis bi yal na ko yàlla joxaat siis bi ndaxte gis nga man chaque jour dama xale laa demee damay fàttaliku démb Ndiagne ñi nga xamante ne tey jii la gis ni ñoom ñi ñoo ko gën a bañ Ndiagne ñoom la gën a bëgg boo ko meree sax boo ko séenee dangay reetaan ndaxte loolu ci kanamam la yàlla moo ko may nañ ko nangu te deuxièmement asalam gii de man li ma fekk amul kenn koo xamante ne bu amee tamit bëriwul Baye Omar Diop muy baayam yal na suuf oyof si kaw dafa xaalal ñëpp dëkk amul kenn koo xamante ne mën nga jënd benn 1 mètre suuf te ku dëkk sa kër yi ngay xool ni nekk pour 150 mètres carrés 20/25 la te seen papaam ci boppam moom moo ko mayal ngir lan ñëpp dëkk as pël yi dëkk olof yi dëkk kon nag ku ñu jàppale ku dul monsieur le maire Ndiagne Diop ñu nekk ci ginnaaw Libaas muy dooleel ko ndaxte Libaas am na lu muy wut li muy wut mooy daa am kóllëre gu mu diggante ak monsieur le maire Ndiagne Diop bu ko neexoon toog ne man kat dama yor samay lotissement di ko def naa yem si lotissement mais dana déedéet Libaas dafa gestu gis ne carrément ça ne va pas li tax ça ne va pas parce que olof yi dinañ ñëw séeréer dinañ ñëw pël yi dinañ ñëw ñëpp di jooy mu ne naa jóg taxaw naa boole ñëpp bokk ak ñoom ndey ak baay nekk ci ginnaaw monsieur le maire. di rafetlu initiative Libaas bi dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax parce que yaakaar naa Libaas li mu am nii ci gorom ginnaaw na monsieur le maire keneen mosu ko fi am keneen. parce que li mu def mooy dafa réunir dafa boole li maire amoon ak ñi amoon ak maire mu boole leen te loolu yombul ñu bëri woon gorom ànd ñu woon ak maire mais Libaas moo leen xëcc bu ñëw ànd ak monsieur le maire te yaakaar naa loolu bu mënee am aussi dafa am ñoo xam ne dañ ko si jàppale ku mel ne Habib Loum mii Habib réew actuel bu baax a baax a baax dafa xeex gorom xeex bu metti
lépp pour bëgg gorom la rek parce que wax dëgg yàlla moom am na loo xam ne bu ko neexoon mu dem defi ko jàpp njàmburam comme ni ko ñu bëri ma ne am na ñoo xam ne ñu ngi seen liggéey bu ñu neexee ñu def seen liggéey toog seen kër lekk seen i ganaar seen i soxna toog bu ñu ñëwee nag dafa am na ñu gis si libaas moo tax ñu takkuwaat ñun ñëpp ñu takkuwaat seerawaat suñu ceinture jàppale libaas bien vrai que ñun ñu bëri amuñ jot nag mais dañuy ñëwaat jàppale ko parce que yaakaar naa nit lu mu contre nit nit ku ñëw pour jàppale sa dëkk jàppale say mbokk jàppale waa koñam jàppale ñëpp ñi nga xam ne tey jii am nañ ay problème yoo xamante ne mënuñu ko diis kenn yow mii peut-être man mii mënuma ko Habib mii peut-être léeg-léeg du ko man mais moom mu ngi ci am taxawaay boobu kooku ko jàppale war nga xolaat sa bopp donc waa Gorom yaakaar naa élection yii ñu jëm nii incha allah Gorom dafa war a am 98% man du ma wax pour 100% parce que 100% ak wóor élection yi moo war a gën a nooy ci Gorom boo ko mën a yeneen dëkk yi de Gorom dafa war a gën a nooy parce que libaas rôle bi mu si joué ren nii musu fi am opposition fii Gorom actuellement amu fi Gorom Zal actuellement Gorom amul opposition bépp opposant ngeen jóg monsieur le maire député ñu koy nuyu de passage képp ku fi jaar dañ la tegal ne ren moom wax dëgg yàlla on est derrière libaas loolu moom ñëpp ñi nga xam ne tey jii ñu ngi contre maire bu ñëwee loolu leen di wax kàddu gi benn la te wax dëgg yàlla da koo jaraan xajal ñaar li mu wax sànq c'est pas que da ko wax nii rek pour lu ko neex keneen tamit wax pour wax loolu libaas lu ko neex non libaas si yàlla moo ko bind noonu man wax dëgg yàlla maa ngi nii peut-être suñu relation yu bëri dañuy nuyonte ñëwante am relation yu baax mais peut-être gars yi politiquement ni ñu ko diggee yoon sax man jigéen ñoo ma ko noonu mais nag li naan ay nopp amul couleur foo mën ci toog ci àdduna di nga dégg jëfin yu baax doomu aadama safaan tamit bu amee da nga koy dégg te nag may lancer message tous les politiciens qui sont à côté du maire qu'ils viennent rejoindre monsieur Libaas. Actuellement c'est le seul soutien qu'on puisse faire pour lui amul leneen ñun ñëpp nañu ñëw ranger wu derrière le maire derrière monsieur Libaas ñu àndandoo nekk benn bloc jàppale monsieur le maire. mais xanaa nit ki dina am kersa sax bu wéetee ak kartam jàkkaarloog boromam ne carte bi nga dama koy xañ libaas xanaa dina am kersa googu ak li libaas di def yëpp ci yéen moo tax ma ne ku wéet da ngaa war a gore joxe yombul man parfois dama koy yërëm barki Rasulullah dama koy yërëm man xam naa man sama xol xam naa ne bon ma soxoruma mais dama koy yërëm parfois parce que gis naa ni muy def loolu ku nay manu ko ku xolum yaatu manu ko te ku amul sutura manu ko libaas bu lay jox mën naa toog ni Ousmane toog mu jox la te Ousmane du ko yëg bon kii gor pire la gor du sant gor du tur gor nit moo koy yar si deretam libaas gor pire la yal na yàlla yaagal taxawaay yaa xam li nga bëgg yaa xam li nga yóbbu yaa xam fi nga féete maire li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal si barkeb Mame Babacar barkeb Sëñ Fallou barkeb Baye Niass barkeb Baye Laye barkeb bu dugg sa Ndiassane maa la ñaar di nuyu chef de village Gorom 2 imam ratib di nuyu honorable député maire muy sagu gox bi sagu Gorom député fu muy yeewoo Gorom 2 maire Bambey fu muy yeewoo Gorom 2 jar na daw ba dee libaas fii mooy sosu libaas gis nga bu ñu gañe woon Gorom yëpp te Gorom fu fépp a gañe te HLM gañewul dañ xoolaat libaas dañu wax ki lu mënoon liggéey anamu dama fi dégg ay discours damay toog di yéemu ma xam ne bu doon leçon la ma xam ne xale yi mokkal nañu dégg naa kii njaayeen bi doon wax léegi Xarjata ma déglu ko religieusement ma xam ne kii taxaw nii bu ne mënul politique dund na politique xam na réalité dëkk bi xam nga kuy wax dëgg boo ko wax day jub waxam triché wul li mu wax daf ko dund xam ko ci libaas xam ko ci dëkk bi boo gisulee loo mosula gis sañ nga wax ne man mosuma ko gis wolof moo ne ku gis nen nga ne nen a ngi ni kon jikko ba mu gis ci libaas ba mu nekk xale mu koy dund ak moom ba tey mu mën a taxaw jël micro témoigner ko ci libaas wax bu dëggu la ku doon déglu tey wala nga ñëw di enregistré di nga yóbbu dëgg tey sa kër di nga ko yóbbu dëgg feneen xam ne tey libaas li muy liggéeyal nii askan wi moo tax mu koy def defalu ko maire deg de askan wi moo tax mu koy def yamul Gorom libaas il est universel
tey dëkk bu ko neex ci commune Bambilor wala département dama fa dem te bu demee ñu teral ko ndax yàlla xol lay fay ci doomu aadama jëfam ndax yàlla xol lay àtt ci nit boo gisee ñu ne libaas la dafa am lu mu làmboo mbëggee wax na ko léegi doomu aadama yàlla du ko xëy rek mu nekk cëpp mission la ngay dox ci dëkk ku sa mission jeex da nga dem libaas nag yàlla moo ko teg mission bu war ko dox waxuma la gorom de mais dañ ne booy bale nga bale sa kër ba pare doo ko bale feneen fi mu ne day bale gorom ba pare dugg seen dëkk yi te commencé na ko bu yàgg mission boobu nag ay mbokkam ay nitam xaritam am di jàmmam ñoo ko war taxaw te taxaw bi macha allah am na solo dañu toog barke démb ñun ñuy analyser politique di xool encadrement leader politique dafa am solo libaas kese day jafe mais dafa am ñu encadré libaas ñuy dox ñuy fekk seeni action nii ma ñëw fii si libaas maa ngi dem si ñeneen lu ma maire santé la ndax moom dafa newoon ñun suñu jeunesse sociale maire ñun bii nekk responsable juróom-ñetti dëkk yi yëpp man maa newoon secrétaire général bi ñoom ak ñoom Djibou Diagne ñu nekk suñuy jeune kon bu jógee nit di ko jàppale muy sama rek kuy jàppale Ndiégne Diop pour man nga jàppale kuy jàppale Ndiégne libaas nga jàppale ndax libaas ak Ndiégne du question moom li Ndiégne la war a jàppale non loolu waru libaas la ndax boo ne Ndiégne mu ne libaas biir néeg da lay tuddal libaas si mbedd mu tuddal libaas ba léegi ni maa ngi moom a nekkoon benn cérémonie 10 heures ba 11 heures ma nekk maa ngi jëm si gorom kon ku mel noonu nag dañ ko war a jàpp fukki loxo wolof dafa wax ne am ko xamoo ko ñàkk sax moo gën libaas bi boo leen ko xamulee yeneen dëkk dañ koy jël tiitaroo ko mais jërë ngeen jëf. damay remercier toute la jeunesse de Gorom 2 su ma nee Gorom 2 c'est le village de Gorom 2 et apparemment la commune de Bambilor parce que tey muy Gorom 2 di Gorom 1 di Dén lépp Bambilor c'est la commune de Bambilor Bambilor kenn mënu xar ñaar benn commune la et je pense qu'il est temps pour que la jeunesse de la commune de Bambilor nu xam ne la commune kenn du ko defar ku dul la jeunesse. Encore une fois damay lancer appel toute la génération toute la commune de Bambilor toute la population de la commune nañu réunir bokk ndey bokk baay gëm ne commune bi sunu commune la et li fi jot am comme faay dañ ko war a génne ci biir groupe bi amu ci yoon muy lan kenn jóge fa la yor commune am yor maireem di dajali ci maireem di am lu muy dogal ci maireem bu ko percer dugg suñu secteur kooku suñu faiblesse la donc li may wax rek mooy franchement kontaan nañu d'après ni ngeen taxawee témoignage bi jub ñëpp ñoom Habib ñoom Amadou ñoom Seydina Alioune ñoom Mbëgge ñoom doyen Zal ñoom ñoo ñu yar ci seen tànk la ñuy jaar dëgg am nañu benn écart bu ndaw rek par rapport ak ñoom dañoo jóg jël politique daf ko métier ñun nag tey politique bi daf ñoo dab te li mu dabee direct moo tax mu dab nu sot moo tax mu dab nu mais ñun suñu objectif du woon politique mais dañoo toog xool ne la situation devient catastrophique et là on est obligé nu jóg taxaw unir derrière lui pour soutenir ko et soutenir Ndiégne Diop tey mooy soutenir suñu bopp parce que Ndiégne Diop li mu yor ñoo ko moom lan la yor mooy la commune de Bambilor mais la commune c'est la Bambilor ñoo ko moom tey na su ko nit bëgg ëpp doole bëgg ko néewal doole ci injustice mais il faut que ñu taxaw derrière lui donc lii moom moo ñu motiver ba ñu dugg ci politique bi suudewu nekk derrière lui et vraiment doyen Zal ñu ngi lay sant di la gërëm souvent dañuy toog ñu dégg ñu naan Zal frère u Ndiagne la magu Ndiagne la tey firndeel nga loolu du tey rek depuis que ñu commencé def les tournées dans ce secteur suñu tournée gis la donc doyen Zal ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla mbëggee taxawaay bi rafet na Habib du ma ko sant parce que lépp lu mu def debaaram la concernant Khalifa ba ci may xoolee Aliou dem di ko xoolee Ousmane mi di ko xoolee ñoom Chérif consort bët boobu laa koy xoolee mais moom dafa ñëw yàlla boolem ak moom mu bëggal ma boppam yàlla may ko soxna premier partenaire bu mu dëkk gis ci kaw suuf man la ko tuddee kooku amul lu ma desal donc vraiment Khalifa dañ koy ñaanal yàlla moom ak Abdou Diouf samay péete lañu yàlla moo def na bëggal ma seen bopp donc tey li ñuy ñëfe nii
Assane Dia gis naa taxawaay bi yéen ñëpp tey ay agent municipal ngeen mais ay xale ngeen dootu leen ay xale parce que ku si nekk si yéen dañ leen jox poste de responsabilité ngeen gérer ko te gëm ngeen ne tey la commune bien vrai que ay agent ngeen mais la commune vous appartient donc peut-être du ngeen mën a àgg fi lu war a mën a àgg mais fa ngeen toog ak seen xel ak seen xalaat gis nañu lépp xam nañu lépp yal na leen yàlla taxaw kontaan nañ ci yéen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla dolli taxaw vraiment kontaan nañu ñu ngi ñaanal ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm sëñ naa leen kontaan nañu et du courage góorgóorlu leen merci bien kontaan. Adja Kadi Seck mooy ne